mais li am solo mooy Sénégal kon Cheikh Tidiane nañu waajal suñu bopp. waajal suñu bopp moo di ne français yi nee nañ il faut ñoom dañ koy def nommer ay ambassadeurs li ñu leen sant mooy ñu xeex pour ñu dépénaliser homosexuel ci àdduna bi yëpp te réew yi ñu ciblé bokk na ci Sénégal gii parce que Sénégal nee nañ dañuy fi bunduxataal ay góor jigéen ba léegi. Macky Sall waxoon na. ne suñu société moo am problème ak góor jigéen mais gouvernement amul problème ak góor jigéen donc ñu ngi xaar ba xam ambassadeur boobu la ñu nar a fal muy ab góor jigéen bu toll ne na ko neex su ñëwee Sénégal lan la nar a wax ak président Macky Sall wala boog lan la nar a wax ak président ba koy wut on n'en sait rien muy tekki lan Cheikh Tidiane moo leen ne France léegi doyetu leen ñu ñëw Afrique comme ni ma ko maam Birame Wathie doon waxee démb piller suñu ressources yi maanaam ñun lu ñu am France jël na ko pétrole gaz or leneen ak leneen loo tudd rek France loxoom a nga ca. léegi France loolu doyatu ko dafa bëgg ñun nuróog ñoom c'est-à-dire ñoom comme dépénalisé na homosexualité 82. dañoo bëgg ñun ñu def comme ñoom. après 40 ans. nangu ci suñu waay. na ci ñëpp jot. après 40 ans ñun dañoo war a def comme ñoom. nangu suñu adolescent yi bu ñu nekkee góor jigéen ñu mën koo fësal nu mu leen neexee. nangu fii ci Sénégal ñaari ponkal ñaari yambar sax laay wax. man fee tegante loxo di dox ci mbedd mi te kenn du wax. lii la tubaab bi bëgg. ñu ne leen mais ñun mënuñu nangu loolu. moo tax Cheikh Tidiane c'est important Sénégal gis nga mas naa la ko wax fi benn jour ma ne la am na benn combat bu ñoom Mame Matar Gueye doon mëne. ci yenn série yi daw ci Sénégal gii. ma doon wax ne man partagé wu ma entièrement combat bi ñoom Mame Matar Gueye di mëne. mais dama koy soutenir. xam nga lu tax. parce que damaa xam ne ak mbon bu commencé da nga koy xeex tout de suite. parce que bu ñu commencé di nangu naan lii c'est possible rek day continuer dem. bis bu ne ñuy teg bu gën a garaaw suñu série yi bi mu déparé ñun ñëpp gis suñu jigéen ñi góor ñi ci série Sénégal yi lay wax de waxuma novelage di tëdd ci lal di soli 2 pièces di weddoo ay becc bi nga am ba léegi di def yooyu di takk fer ñun ñëpp di gis di yëngal di waxante yu bon ñun ñëpp di gis suñu série yi ñoom Mame Matar Gueye ne nañ ko arrêté ñu ne non ñii dañoo bëri wax nangam ak nangam yenn tubaab yi ñuul yi commencé naan waaw adduna day dox ma ne leen nañ dem alors que yeneen série yaa ngi koy def waaw ma ne leen nañ dem léegi looy gis suñu série yi góor ña jigéen ñaa ngi fóonante looy gis ñu ne la ca Mbuur xale yu jigéen yi ak yu góor yi ña ngay daje defante lu bon di ko filmer c'est vrai. moo tax boo gisee kuy xeex mbon même boo d'accord ak ni mu koy xeexee Cheikh Tidiane jàppale ko rek. oui li ci des lu néew la mais loolu moo ñuy permettre Pape Makhtar ñu wax ci benn débat ce sera notre dernier thème d'ailleurs bu ñuy poser depuis quelque temps mooy sur nos valeurs parce que ñi nga wax noonu ñëpp dafa am ay valeurs yoo xam ne ci lañ tëggee woon réew mi am ñu jàpp ne valeurs yooyu. mi ngi commencé di dem te li koy dindi bokk na ci télévision yi ñu yor ñun te télévision yooyu li ko ci gën a indi ti mooy série yi lu mel ne ONG Jamra bu ñëw Imam Massamba Diop Mame Makhtar Gueye yëkkati ci di ci dox ay jéego yenn saa yi ñu kalaame ci CNRA arrêté série yenn saa yi ñu porté plainte en cas alkaati yi dem mooy bi ci mujj mooy jàpp gi ñu jàpp xale yooyu ñu ne ñoo doon tourné benn série bu tudd cirque noir voilà alors fan yi moom Jamra moomu nekk cible la bokk Mame Makhtar Gueye nekk cible ay attaques yooyu bokk na ci ñaar suñu ay confrères suñu ay mag muy Pape Samba Kane ak Mamadou Amat ñu bind wax ne na Jamra arrêté cirque parce que ñoom dañu jàpp ne li Jamra def noonu cirque la il faut encourager la créativité production intellectuelle production cinématographique tout ce qu'on veut alors finalement Pape Makhtar comment nan la ñuy génne ci dans tout ça entre le respect de la liberté d'expression respect wu ñi bëgg a produire bëgg a teg ay série di ko jaay ak respect wu valeurs yi nga xam ne ñu mel ne waa ONG Jamra dañu jàpp ne ci la réew mi war a taxaw ci la réew mi war a doxee. xam nga déjà terme yi rek mooy poser problème. liberté d'expression bi ñuy wax noonu. tey jii boo demee France Champs-Élysées nga ni Allahu Akbar ñu jël la yóbbu. waaw Allahu Akbar ñu jël la yóbbu. wala nga takk ñaari jabar. waaw donc waaw voilà donc ñoom ñii di wax liberté d'expression seen terme yooyu ñu jël indi ñu ko fii di ñu ko imposer. nañ ko teel seen bopp mais li ma siy ñaawlu rek mooy complexe bi ñu am xam nga tey Moustapha yaa ngi koy wax bee passé ki ñuy dàq ci école bi muy réparer oto di def yeneen ak yeneen. kooku pourtant bañ koy dàq ci école bi dañ ni xamul dara. léegi yow nga jàngum langum nasaraan di bind tubaab ba yaakaar ni yow tubaab nga ba yow lu tubaab bi def nga am complexe di naan lii mu def noonu baax na nan nañuy comprendre yenn situation yi Mame Makhtar di def ak waa Jamra di def le tout pour tey ji équilibre bi mën a das lii ñuy gis kan moo ci fier ñoom ñooñu di wax ñaar ñooñu di wax nañ jël seen doom ñu géeloo leen film yooyu
bu ñu dellu see dinañ xam ne que Mamata day cirque bu ñu jëlee seen doom yu jigéen di leen similoo seen slip si télé bi bu ñu paree ñoom mën nañu wax ma déglu leen wala ñii di def loolu waruñu am ay wayju xale yi ñuy exploité di jël seen naïveté parce que xale yi yaakaar nañ li ñuy def amul conséquence fay leen benn journée de 30 000 francs wala benn journée 10 000 francs di leen def loolu ne ñoom aussi bëgg nañu succès ñuy taxaw di ko def léegi ngay toog di ko cautionné bu amee benn mamatax bu taxaw di xeex yow jàppale woo ko ni ko waaw go ngay naan da ngay am leneen looy wax suñu valeur nañu am Sénégal te valeur boobu moom moo tax ba équilibre bi mu das ba tey bu amee ñoo xamante ne vraiment dañuy jug ci loolu di ci xeex guddeeg bëccëg di ci taxaw mais gis nga benn entreprise de crétinisation bi télé bi bëgg jël def ko mission moom moo war a jeex ci dëkk bi. crétinisation mooy crétinisation. rendre ñëpp ay crétin def ñëpp ay dof ay ñoo xamante ne dootuñu nekk ak seen sagu di xalaat. mais malheureusement ba peuple bi dañuy toog di leen teg di leen jox ay mbir yoo xamante ne amulul lem benn njëriñ tey à la place nga jëloon par exemple benn support boo xamante ne nga koy teg nit ñi dem leen ngeen bindu ci. li ñu doon wax ci citoyenneté. xamal nit ñi lan mooy citoyenneté li ñuy wax ci diine mi catholique bi wala musulman bi ñu jàngal ko sa diine ëppul woon njëriñ. est-ce que waru ñoo wax journalistes yi bon enfin les hommes de médias li Moustapha Diakhaté wax sax homme politique ñu xam ne également liggéey bi ñuy def nii bu ñu demee ci bàmmeel dañ koy layoo. responsabilité kay yemul fii de loolu yàllaa ko wax. mais responsabilité la gis nga mooy di ziar bu baax xalif général Tidiane di ko ñaanal gudd fan ak wér gi yaram. amiin amiin yàlla yokk leeram. mais li muy wax yëpp ñun xam nañ ko. Moustapha da ngay ñëw boo demee Touba nga xam ni fii perg di fa dugg nga dindi ko bàyyi ko fii Ndakaaru dem nga dem Tivaouane waxi noppi et pourtant les interdits de Touba ak de Tivaouane defuñu ko seen tay fu bakkan yàllaa ko tere ñu koy respecté foofu lan moo tax nga koy respecté Touba ak Tivaouane respecté woo ko Dakar li ñuy wax chaque jour ustaas yu baax yi ñu ngi ñu koy wax nitu yàlla yi ñu ngi ñu koy wax mais ñun ñoo ci nangu ta dem télé yi aussi di ñu gën a pervertir loo gëmloo nañu nit ñi léegi télé la affaire de star la affaire de succès la léegi boo génnee ci télé bi léegi mais effectivement loolu la ñu commencé di jaay xale yi sax boo génnee ci télé bi léegi après nga am jëkkër mu may la 10 millions 15 millions ñu waxtaanee ci réseaux sociaux nga nekk star génn nga ci benn série feeñ ñett apparition nga taxaw ñu boo génnee photo sax ñu ni diwa ngi nii mais est-ce que du Pape Makhtar yàlla na yàlla fay est-ce que du foofu la danger bi nekk c'est-à-dire que tey xale yu jigéen yu bëree bëri jàpp nañ ne d'ailleurs ça neex laa dit quelque part il a parfaitement raison que ne ñu bari bu ñuy ñëw ci ñoom dañ leen di saraxu même pour dugg seen série yi nous qui travaillons dans les médias xam nañ ci dara est-ce que tey du foofu la danger bi nekk que ni xale bu jigéen bi nga xam ne moom moo taxaw ci série xëy na elle a peut-être 25 ans 30 ans j'en sais rien simmi c'est vêtement c'est sous-vêtement noonu la tudd sous-vêtement sous-vêtement de slip tout simmi slipam est-ce que kooku du jar ñu fàttali ko ne d'ici 10 ans 15 ans peut-être moins day yor ay doom yoo xam ne xëy na dinañ am âge am et que image yooyu ça va continuer à rester sur le net et que xale yooyu dinañ tijji rek gis seen yaay muy simmi silibam gis nga Moustapha xale boobu non seulement xamul loolu mais moom xam nga li ñu koy gëmloo dañ ko gëmloo que ni télé bi léegi da lay defal publicité te effectivement ku ci génn télé 2 ans doo ko toog sa situation du changer ñun xam nañu salaire entreprise de presse yi. tam benn yembar jóge fa la ñëw takk la nag. ngay dawal 4x4 fekk wàcc mi nga xamante ne def na 20 ans yorul vélo bay yor oto. ngay yor oto téléphone yoo xamante ni ay centaine de ay millions lay jàpp. minimum xam nga loolu tamit boo ci nekkee nañ ma baal mais bëri na ci prostitution. ah oui. télé bi ak série yi bëri na prostitution ñoom ñoo koy waxal seen bopp. da ngay ñëw parfois nit ki di la naan doo ma dimbali dama bëgg feeñ ci télé bi lan nga ci wut la ngay wut da nga bëgg exposer sa bopp parce que am na benn ministre boo xamante ne wala benn député boo xamante ne day toog di liggéey ci loolu xam nañu lu lépp liy xew ci réseaux sociaux yi ñu ñuy jël parfois di naan regardez cette belle xaw ma lan ak lan dañu lay defal publicité pour ministre bi woote ni ay jox ma numéro diw na ma fekk Dubaï na ma fekk Maroc ah oui ce qui se passe dans ce pays les gens le savent ñii tëdd ci appartement yi xëyuñu gontuñu di fay appartement chaque jour téléphone yu cher di dawal ay xaam ak ay yenn oto yi xam nañ lépp lu xew ci dëkk bi mais loolu amul mucc gisoo ci kenn koo xamante ni da ci continuer ba dem ba nekk ci màggat di ci continuer di ci wéy donc xale yi nañ leen wax ak jàngal leen teg leen ci li nga xamante ni mooy yoon lii nag amul benn sens télé yi nag ak producteurs yi gis nga ci benn producteur ma daan lee foofu producteur film bu jël doom bu jigéen wala doom bu góor am naa ci benn producteur film bu ma xam doom bu jigéen elle est très belle macha allah mais gis nga ba mu koy nuyu la ma war a sa papa dugal la ci kii mu ne ma benn yoon laa mës a taxaw di shooting
dafa woo kooku doon mu shooting loo di ko menacer. ah oui te moom mooy shooting loo doomu di jaam protéger ay doomam. di exposer ay doomu jaam parce que doomu jaam yooyu seen parents ñoo leen seetaan. Pape Sané le fait que Jamra parce que j'ai lu d'ailleurs un de nos confrères que je salue Biram Waltako qui dit que Jamra n'a fait que saisir li ko loi may.